beaucoup amis téléspectateurs de la voix des sans voix yéen a ngi nekk ci deuxième heure bi nga xamante ni moom mooy tekki way di bëggee bu baax a baax Adjaratou Penda Diallo Gueye ni ma mel nii tey ki ma ko def nag wax naa leen ko mooy Ndiassé à Tivaouane Couture depuis Soprim ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di kontaan naat lool ci moom ndaxte gars yëpp ngi may woon affaire bi Ndiassé ñu ngi lay bëggee bu baax 77 718 14 58 mooy numéro am Tivaouane Couture fële ca Soprim Ndiassé maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee waa atelier ba yëpp di bëggee ñëpp di kontaan nag ci téléspectateurs yi ñu ngi ci deuxième heure bi ki ñu dalal il se nomme tout simplement Koul Mokhtar Koul Mokhtar nag boo ko déggee Koul la wala Koulul après dinañ ko xam waaye Mokhtar kilibam bi nice na voix bi nice na waaye balaa ñuy gën a xuus ci ay mbiram dañ koy bàyyi mu nuyoog téléspectateurs yi ndax dafa indi guitare nee na ki ko jéem ak ki koy mën duñu benn moo tax tey day wane boppam. Jo salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo def waay maa ngi lay ziar bu wér. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. ana Didi ana Didi. waaw Didi xam naa mu ngi seetaan. xam naa ana Aïda Samb. waaw Aïda waaw mi ngi fi am jàmm. kon xam nga ni xam naa la tuuti. yow kay. gëstu naa ci yow gëstu naa ni mbokk nga ci Aïda Samb. waaw dëgg. waaw léegi nag bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu képp ki nga xam ne ni yaa ngi bëggee Koul Mokhtar. di jiital ci nuyoo bi sama ay waajur sama yaay sama papa. ak ñi may liggéeyandoo ak sama ay fans. yi nga xam ne nii waa chaque instant ñu ngi jàppale bàyyiwuñu. Koul Mokhtar ñu ngi leen di bëggee donc ñu ngi fii nii yor ak Pa Ousmane. waaw fas yéene def daal. en tout cas tey dara du yomb ami téléspectateur de la voix des sans voix yor tekki way ñu dalal nag Koul Mokhtar. Koul Mokhtar mooy kan fan la dëkk fan la cosaanoo. waaw Koul Mokhtar doomu Sénégal la doomu àdduna la doomu Bawol la Mbacke. Bawol waaw Mbacke laa jógee foofu laa commencé sax musique. ok ba nu ma ñëwee Dakar. ana Yoro Ndiaye. waaw grand bi moom mi ngi fi moom mi ngi fi. donc di def musique. def loo xam ne nii tamit vraiment luy toucher xolu nit yi la que ça soit sensationnel que ça soit mu doon loo xam ne daal dalay bëggal donc musique ci la ñu yaru ci la ñu nekk di xas la. ba fi mu nekk nii fi ñu toll nii macha allah ñu di sant yàlla avec produit yi nga xam ne nii fas yéene nañ ko génne pour àdduna bi jot ci. depuis nga commencé ba léegi Koul Mokhtar lan ak lan nga def sur le marché national sénégalais. waaw def nañ fi pas mal de choses def nañ fi ay single yu bari def nañ fi ay projet yoo xam ne nii ci journal rappé lañ ko defee first li gën a njëkk a wane suma talent. journal rappé benn. journal rappé donc def nañ fa parodie Diaga ak parodie Cuuraay Joni. avec la complicité de Gunman Xuman. oh yeah le grand Gunman. voilà donc def nañ fi yeneen single yoo xam ne mooy sama seytaane mooy composer. mooy aussi lii lan la bii donc di prévoir def détails yoo xam ne ni bon ci 2020 bi lañ ko prévoir. ñu gis nag aussi sa ay texte day nekk texte yoo xamante ni c'est un peu provoquant sama seytaane lan mooy sa seytaane. composer lan la ñu war a composer lii lan la. waaw donc. xam nga inspiration bi foofu. inspiration bi sax daf ñuy dikkal par rapport ak bu ñu toogee. war a liggéey benn affaire parce que boo waree fekkee da nga war a liggéey benn affaire. mu génn nit yi bëgg ko. il faut que nga am ci consensus il faut nga toog xam nga waxtaan ci. et puis instant bi ngeen di bind texte yi. mu doon. bi ngeen di bind kon yow rek ay bind. des fois man rek maay bind des fois damay bindandoog ay nit. parce que tey am na it yu bari yoo xam ne nii tey da nga koy liggéeyandoog ay nit. comme ku mel ne Gunman Xuman comme ku mel ne Cheikh suma beneen producteur nekk directeur projet wu Ñoos. dañuy toog di bindandoo des fois nit bind ñëw jox ma comme ku mel ne Xuman ku mel ne Cheikh boobu noonu des fois ma toog il m'arrive man ma bind sama ay texte mais consensus boobu ak booloo boobu ngeen di booloo day andi texte bi wér. tey bu génnee am lu mu am fu mu laal. comprendre nga donc de ce fait noonu daal la ñuy liggéey donc liggéey bi ñuy liggéeyuñ ko nii par hasard dañ koy liggéey bu am solo. boo xam ne ni tey vraiment su liggéey génne bu génnee rek dina neex nit yi et puis du am critique mënul ñàkk mais dina wóor ci yow mi koy woy daal. ok tey jii bu ma ne la woon tey nga toog rek depuis nga commencé ak léegi nga def sa bilan yow. si yow c'est positif wala da nga war a yokk cere doon li ñeex yow.
non mën naa ne c'est positif. mais même lu positif dañ ci war a yokk cere loolu ñeex. kon yow saabu buy fóot sa bopp nga quoi yow instant bi nii. yow instant bi nii saabu nga mais da ngay fóot sa bopp. waaw non du question de fóot sa bopp mais question de xam nga li nga nekk bu positif. t'as pas besoin nga naan dafa négatif wala xaw ma di wax le contraire. ok donc nit ki tamit li ngay nekk tamit da nga ci war a wóolu sa bopp. waaw da nga ci war a wóolu sa bopp xam ne li ngay def nii moom mooy sa job. donc loolu noonu foog nga jox ko valeur. te pour nga jox ko valeur yow tamit foog nga jox valeur sa bopp. depuis 3 singles yi génn aussi yow aar bi ci gis-gisu nit yi fan la la yóbbu 3 singles yi nga defagum nii. waaw yóbbu na ma ci ay étapes. étapes yu gën a professionnel. et puis gën a am solo ci étape yi ma nekkoon. donc parce que ubbil na ma ay am naa ci ay ouverture sama talent gën naa ko wóolu et puis di ko gën a liggéey. ok. li ci gën a am solo ubbil na ma ay portes yoo xam ne ni tey vraiment dama ciy sant yàlla. et puis andil ma ay nit yoo xam ne ni tey mooy par exemple tey fans yi day doon déglu yeneen di ci yokk. comprendre nga di gën a bëgg li ngay def. mais kañ bi ñëw na. macha allah ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla waaw yàlla moom lu mu la may ak néew même bu dee dërëm sax sante ko ko. ndeysaan waaw man daal damaa bëgg waa Mbacke quoi ndax dañoo am engagement ba pare macha allah artiste da ciy baax des fois questions yi ñuy posé yëpp pour rek dugg seen biir la pour mën a xam yenn yi léegi nag tunga ne du teew ñi nataal comme ni ko gars yi di waxee il est là avec sa guitare dafa war a play live ñu xool Cool Mokhtar lan la indil téléspectateurs yi en live lan nga ñuy njëkk may. waaw bon lii moom yóbbante maam la dama lay may premier couplet bi. génnagul. may la premier kon nag exclu bi ñoo ko am may la refrain. oh nañ dem bii la ñuy wax yóbbante maam. yóbbante maam nañ dem. bés bu nekk nga gën di jekk ni bàyyi li amee wërsëg ci jekk saa su nekk nga daaje kuy dund lu neex ak i jafe-jafe àdduna waaw bés bu nekk mu yeela est-ce que yow yaa ngi gën est-ce que yow yaa ngi gën àdduna waaw tokkoru soxor lañ ko ñaage àdduna waaw xoolu mun nañ koy jege xoolu mun nañ koy jege tey nga daje xale suba nga daje màgget est-ce que yow yaa ngi gën àdduna ni mu yaatoo asamaan si ni mu soore ñii ngi dund ñii ngi dee ñii ngi ree ñii di mer yóbbante Mame Boye la ñu way na ko yow yóbbante Mame Boye la yow yóbbante Mame Boye la soo ci gisee sa bopp sedima yóbbante Mame Boye la yóbbante Mame Boye la soo ci gisee sa bopp yóbbante Mame Boye la soo ci gisee sa bopp sedima yóbbante Mame Boye la yóbbante Mame Boye la mais sama copain dafay woy en même temps. en tout cas nice. ñun bu ñu déggee lu neex rek dañ cee yëg suñu yaram. te macha allah il a une très belle voix. man lii laay bëgg quoi damay bëgg des fois bu may invité artiste buy way ma sentir ni wax dëgg yàlla kii li muy def maîtriser na ko quoi. te li muy wax musicalement accords yi bëriwul sax boo gisee li muy joué accords yu simple lay joué. mais yàlla voix qui est la présence vocale bi am na solo. macha allah yàlla na yàlla jàppale. ngeen jàpp turam nag bu baax bind leen ko seen agenda il se nomme tout simplement Cool. C2OL Mokhtar waxuma la Makhtar de Mokhtar boo duggee YouTube boo ko gis xoolal di nga ko gis. parce que c'est un li muy def mën na ko am na solo yóbbante Mame Boye ban maam ka moom noonu. waaw yóbbante maam maanaam mi ngi mel ne ma toog ak sama maam. mu may xamal dëgg-dëgg àdduna. ndeysaan di mu composé. xam nga dañuy way rek mën nañu way mbëggeel mbay way leneen rek leneen mais war nañu xoolaat dëgg-dëgg li ñu maam. bàyyi la tu vois ñu gëstu ko
mën ci décortiquer yoo xam ne ni tey bu ñu ko joxee jaam yi dinañ ko mën a dégg maanaam mu mën na doon maam Kocc mën na doon sama maam donc mu yóbbante la ne la àdduna moom tokkooru soxor lañ koy ñagee donc xoluñ muñ lañ koy jéegee mu ne bés bu nekk ngay gën di jeeg ni bàyyi li amee wërsëg ci jeeg donc c'est divers la quoi y a pas mal de thèmes yu nekk ci biir ñu composé leen xam ne tey boo waxee loolu noonu nit yi mën nañ la dégg mën nañ xam dëgg-dëgg lañ nga bëgg a wax. ndeysaan waxu maam démb jar na bàyyi en tout cas mag mat naa ba ci réew ndax mag moo fekkee démb fekkee tey mën a toog ak yow xale muy toog doo gis mun la moytul boobu boo ko defee rek yaakaar naa di nga ci gis sa bopp bu baax ngeen jàpp turam il se nomme tout simplement Cool Mokhtar ma déglu nag sa yenn son yi mais dama gis ni da ngaa jël trop afrobeat bi wala afro trap bi wala afro mbalax bi moom ngay insérer ba pare j'ai vu que sa voix aussi des fois dañ ci def de trop autochtone yow yaa ko choisir wala afro voix bi ma dégg nii ak voix yi nekk ci son bi voix yi am na effet yaa ko bëgg wala waaw mais attends je vais te dire quelque chose boo xoolee sama son lu ci bari amul tune instant du ci am ay delay ak arrangement yu ñu def mais tey bu ma téyee guitare maa ngi ko doon wax ci benn émission bu ma doon def ci benn télé bu ma téyee guitare parce que ça n'a rien à voir ak afro donc su ma téyee guitare je peux maintenir ma voix par rapport ak guitare bi li may lay jox comprendre nga donc ça n'a rien à voir aussi ak afro bu ñuy def tu vois donc c'était juste pour diversifier wane ne fii dañ fi mëne wane ne fii mëne nañ fi quoi tu vois donc afro mbalax sax man damay loolu laa su gën a choisir mooy tradi moderne su ma defee afro il faut que ma am ay touches traditionnelles yi ma ci def ça soit marimba ça soit tama pour maintenir li nga xam ne moo nekk sama réew mooy Sénégal tu vois couleur musicale bi nga xam ne nii Sénégal moom la ñuy déglu tu vois donc égal yamuma rek nag sax ci afro donc dama chaque instant sa comme album bu nga xam ne war naa ko génne di nga ci fekk ay yeneen sonorité tu vois du afro rek nga fay fekk du R&B rek nga fay fekk du mbalax rek nga fay fekk donc dama diversifier lu bari pour ku nekk mën ci jot sa bopp mais soo ko dégloo da ngay am lu la neex li nga soxla dëgg-dëgg di nga ko am en tout cas mi téléspectateur jàpp leen baatam jàpp leen tur bi aussi il se nomme Cool Mokhtar mi ngi dëkk Njaareem te man dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xamante ni région boobu ñu bëri jaamaal bu yëgalee boo am rek nga daanu Yoro Ndiaye bu woyee nga daanu Aïda Samb bu woyee nga daanu macha allah mu nekk région boo xamante ni am na ay talent te talent yu am solo la tey jii ngay jeune nga gis ni musique sénégalaise fi mu toll ñu ngi 2020 tey jii yow ban gis-gis nga am ci musique bi actuellement nii fi mu toll nii waaw am na ay pas yu am na ay jéego am na ay jéego ci dëgg yàlla bu ñu xoolee suñu ginnaaw bi may gën a doon xale di seetaan suñu grand yi am na jéego yoo xam ne ni teg nañ ko actuellement que ne ñoom amuñu woon chance boobu noonu tu vois donc nouvelle génération bi ak technologie bu bees bi ak détails yu bees yi nga xam ne ni voilà ñu ngi ciy jariñu donc je me dis que ne am na benn avancement et puis artistes yi aussi ñu ngi produire ñu ngi génne ay single ñu ngi génne ay album tu vois ñu ngi feesal ay salle tu vois donc avant boo wàññee benn ñaar doo def teg ñett bu mën a feesal stade donc léegi je me dis que ne donc art fii Sénégal mi ngi am ay pas mi ngi am ay jéego il suffit tout simplement de régler yenn détails rek xam nga boole ci impliqué ci li ñu moom tu vois mooy yenn détails yi mooy lan par exemple traditionnel bi ñu moom yaa ngi dégg yenn instruments yu ñu moom africain yu ñu moom ñu koy boole ci suñu musique même bu fekkee ne afro ngay def même bu fekkee ne rap ngay def loolu xalam kora c'est des choses yoo xam des astuces yoo xam ne ni tey tubaab yi loolu la dañu bëgg di dégg loolu bu ñu ko déggee ça la genre daf leen am fu mu leen di yóbbu donc foofu mu leen di yóbbu ñoom ci xol lay jëm yaa ngi dégg donc pourquoi ne pas exploiter suñu instrument yooyu noonu ci suñu musique pour gën ko valoriser gën a indi originalité bi voilà valoriser ko d'une tey bu mu bëggoon laaj Cool Mokhtar relation ak les musiciens de sa génération fii ci Sénégal comment ça se passe sa relation ak artistes yi fi ne ñi ma fi ci jot a xamante ça se passe bien quoi parce que man moom musique laay def tout ce qui me concerne mooy musique bu may def mooy sama
first ami mais ñeneen ñi siy ñëw ñëpp yeneen relation yi may am musicaux yi may am yëpp yi ma jot a am yi nga xam ne jot naa leen xam ça se passe bien. Ça se passe bien, y a rien de mal bu may dund ak ñoom ak man donc ñii damay échanger ak ñoom des fois ma am problème par rapport ci benn accord woo benn ndeysaan modestie à part woo benn musicien ne ko accord bi déglu ma son bi accord bi. Mbaa du François guitariste rek da nga koy woo des fois. François moom amul jot de kooku toujours boîte vocale. François bon xam naa ay ñoom grand Cheikh Dieng ñooñu ñëpp amul jot. ay jano ñi nga xam ne jërëjëf ma ca kaw léegi ci kaw mais voilà ko bokk na ci ñi nga xam ne ni tey du ma daan inspiré ci à ce que ma bëgg man guitare. voilà donc ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne nii tey bu ma gisee Carlou D wala bu ma gis Yoro Ndiaye tey guitare am ak vraiment niñ koy joué ni mu naay seen ni mu leer na leen ñi tarbiyu nañ ko donc égal foog ngay humble di laaj genre yooyu noonu pour am benn bagage bien pour dolleeku quoi. instant bii nii yow ak Mbacké sa relation ci musique bi ñoom nan lañu la accueillir foofu. waaw Mbacké ñoom ñoo ma def. parce que fa laa commencé sama carrière. di profiter ci occasion bi di. ban quartier nga dëkk ci Mbacké. Ngéwal ñu ngi ziar waa Ngéwal. Mbacké Ngéwal bëggee. gaawaan mais Mbacké moom. fépp laa dëkk ci Mbacké. fépp laa dëkk ci Mbacké parce que foofu aw ma fa limite. sama dëkk la fa laa yoroo ñoom ñoo def sama carrière bi ma koy débuté ba avant may ñëw di jàng ci fii à Dakar. donc ñoo ma doon support. ñoo ma jàppale woon ñoom ñoo doon vraiment ñi ma bëggoon quoi. ba yeneen fans gën ci di dewlee ko ci Sénégal yëpp àdduna yëpp voilà xam Cool Mokhtar avant loolu Mbacké la woon quoi. sama relation ak ñoom c'est impeccable. ndeysaan 2020 bi di soog a commencé ñu ngi nekk ci mois de janvier jëm février instant bii nii temb Cool Mokhtar lan mooy ay projet quoi moom est-ce que. waaw projet yi nag ñu ngi ñu koy togg. donc ñu ngi togg comme single yi ñu ngi déjà génne. clip bi ñu seetaan sax ci lu bees la. ci lu bees la. donc avant clip bi avec Composel génn na yàggul dara. na ay 2 mois et demi bien 3 mois. sama saytaane tamit génnoon. donc am nañ projet album su ci yàlla àndee. yàlla na ko yàlla mottali. voilà ñu matale benn album ci 2020 bi. donc avec des concerts yi ñu programmé def ay showcase yu ñu war a def ak avec la complicité de Baye Niose ak album bi nag joué aussi ak fan si club Cool Mokhtar Lovers gars yëpp ñu ngi xaar yenn détails yi. nga xam ne Cool Mokhtar Lovers léegi bokk naa ajouté leen ma gars yi. da ngay dugg waaw ajouté leen ma ci groupe bi quoi ajouté leen ma damay dugg ngeen jàpp turam il se nomme tout simplement Cool Mokhtar artiste boo xamante ni mi ngi jógee fi nga xamante ni mooy Mbacké mais actuellement il est là à Dakar di fi def nag carrière bu am solo di jeune boo xamante ni macha allah ku ko teg loxo mu dem bërigo la ci mbartal teg loxo mu dem ñàkk teg loxo mu dem kon nag yàlla na ay mbiram leer nañ parce que man gëm naa ne daal il ira très 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 loin te bu demee Sénégal dina ko représenter ndax musicalement li muy way dafa jaar yoon tey jii bu ma ne la woon benn baat boo bëggoon ma laaj la ko ci émission bi laajuma la ko mu ne sa xel nga bëgg ko wax téléspectateurs yi lan la. parce que ñun des fois ñu laaj ba fàtte am lu ñu bëggoon laaj fekk waa ji bëggoon nañu laaj ko loolu. fan laa bëgg sama musique bii nii. fu mu la jëmee fu mu la jëmee. ñun xam nañ fu mu la jëmee. waaw disque d'or nga ñuy indil Sénégal. amiin waaw. en tout cas jàpp leen turam il se nomme tout simplement Cool Mokhtar tey moom la ñu invité ci la voix des sans voix ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy wax tekki way léegi nag balaa ngay tàggatoo dama bëgg way boobu nga xamante ni mooy sama lan saytaane lii lan la mooy bi nga njëkk a wax sama saytaane nga tekkil ba tuuti paroles yi li nga ci wax après ñu soog a tàggatoo waaw sama saytaane mi ngi daf ne dama naan ko par exemple sama saytaane yow mi sax xam nga saytaane. ku ngal de mi ngi may bëgg a rey. waaw xale boo xam ne maa ngi bëgg a dee. xale boo xam ne nii tey soo ko gisee. waaw da ngay dof da ngay dof la chaque instant. lu ne la lay waaw lu ne fu ne la lay yóbbu. barki yàlla fu ne la lay yóbbu. donc munoo mucc ci moom daal sama saytaane. moo tax ma ne ko wër naa sa nëmba. ak fu ma lay gisee. fu ne laajte naa la. sa taar ñëpp ko validé. voilà something like donc sama saytaane daal doy na waar. waaw ku nekk ak sa saytaane. man sama saytaane moom. xam nga waaw
ah man de am naa seytaane man wóoy may rey wóoy en tout cas ku ne am nga sa seytaane Jim Diouf am na seytaaneem Mouhamed Diouf am na seytaaneem ñoom ñëpp am nañ seen seytaane ah ajaratu sax am na seytaaneem kenn ku nekk am nga seytaane képp ko gis muy dox ci àdduna rek am nga sa seytaane dafa mel ne gis naa ci seytaane sànq nag gis nga ko dañ may bëgg rey maa ngi bëgg a dee su ma ko gisee sama tànk yëpp damm su ma waxee penn na ma da ngaa ñàkk jot nag defal lii ku nekk am na seytaane en tout cas ñu ngi bëggee téléspectateur yëpp man damay tàggatoo bàyyi ko moom mu tàggatoo musicalement maa ngi bëggee bu baax Ibrahima Ba di ko ziar bu baax Mbayang ñu ngi lay ziar maman Eva ak Aïssata sama premier fan maa ngi leen di bëggee Khady ñi nga ak Momar ñoom it dañuy bàyyi xel bu baax ak téléspectateur yëpp Ndiasse it maa ngi koy bëggee bu baax képp ku ma limu rek jàppal ne yaa ngi sama biir xol maa ngi lay bëggee bu baax a baax deuxième partie bi nag ñu ngi doon dalal Koul Moutar waaye di bëggee Adjaratou Penda Diallo Gueye di bëggee Jacques Préra di bëggee Modou Fall di bëggee Serigne ñoom ñëpp nga xamante ne ñoo nekkoon ci team bi Maya it ñu ngi koy bëggee bu baax a baax xam naa ne incha allah léegi ngeen di seet Adjaratou Thiaba Dramé Ndiaye waaye nag Koul Moutar lan ngay tàggatoo tey téléspectateurs yi musicalement. xam nga jox leen lii lan la rek. waaw léegi nag tàggu nga gars yi. waaw tàggu naa gars yi di tàggu képp ku nga xam ne yaa ngi bëggee Koul Moutar ma leen wax ngeen dem ci sama page yi Instagram Koul Moutar officiel Facebook Koul Moutar officiel ngeen dem YouTube xool lii lan la clip bu bees bi partager ko le maximum possible. maa ngi kon nag dernier morceau bu mooy ban. lii lan la laa la bëgg a jox. Amis téléspectateurs de la voix des sans voix ils se nomment tout simplement Koul Moutar nous allons écouter en live mu jox ñu loolu nga xamante ni mooy lii lan la ñu dem. ay fan a ngi man dégguma sa baat man gëmma ni fas yéene nga ñëwaat wéetal nga kër gi ak say reetaan sama xol na mën a say waxtaan sori nga ma ñëwuloo bal naa la yow nangu woo seetoo yow fi nu jaar monte man ak yow ñoo faar bébé lii lan la nga bëgg dem bàyyi ma ay waay lii lan la nga min ma baby dàq ma say lu way def bopp ma jox la sama xol nga foog ko dawa moom si jëmm ji la woon jox naa la sama xol nga foog ko dawa moom ay waay baby ay waay nga foog ko dawa moom ndeysaan tey Amina Mangara baby jox naa la sama xol nga foog ko dawa moom ay dellu si waay ay bëggee su kër la du sab ñaari yoon yaay sama ren bi dundal sama xol ay waay foog naa ni yaa may jural lay doon ndeysaan sama xol bàyyi nga fa ay góor Shabak Dadi yoon naa la loo xaar naa la yoon yow loo seetoo yu fi nu jaar ay moonte man ak yow ñoo far lii lan la nga bëgg dem bàyyi ma yow lii lan la nga mel ma baby dàq ma yoon lu waay def boobu ma jox la sama xol nga foog ko daw ak moom su jëmm ji la woon jox naa la ko nga foog ko daw ak moom. Merci amis téléspectateurs de la voix des sans voix il se nomme tout simplement Koul Moutar jóge Mbacké Adjaratou Penda Diallo Gueye ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal téléspectateurs yëpp comme ni ko Adjaratou Thiaba Dramé Ndiaye di defee rek peace. Alhamdulillah